bismillah asalaamaaleykum rahmatullah taala wa barakatu mbokk sabax mbokk département de Nioro di Rip mbokk Saloum mbokk Sénégal seen xarit la seen doom Cheikh Sadibou Ba alias Dibeuz leader du mouvement Sàmm Sa Moomeel ñu fas yéene ñëwaat ak yéen tey ci 5e numéro chronique bi nga xam ne ñoo ngi ko tuddee jusqu'au bout de mon engagement tey nag yemook samedi 5 décembre 2020 ñu bëgg waxtaan ak yéen tuuti ci thème boo am solo bu moo nga xam ne mooy microfinance ak développement local. Microfinance nag bu ngeen ko déggee comme ni ngeen ko déggee microfinance micro mooy lu tuuti finance nag ñëpp xam nañ ko microfinance lu ko indi Sénégal mooy dañoo nemmeeku woon ne ci année 80 yi que banque classique yi nga xam ne ñoo ne Sénégal mooy comme yi ñu xam BICIS Société Générale banque de développement yi CBAO ak yu ni mel dañuy faral di financer ñi am garantie mooy ñi am kër bu ànd ak titre foncier wala ñi am ay oto yu am lii di kayitu oto yi carte grise wala ñi am ay tool yu am kayit wala ñu am ay société lépp loo xam ne rek alal la te boo mënta fay ñu jël ko def ko li ñuy wax saisie banque yooyu nag mënuñu woon àgg ci askan wi ci dëkk-dëkkaat yi ak ci quartier difficile yi ndax ñooñu amuñu benn garantie te tamit li ñu soxla xëj na du alal bu tollu noonu bu bëri kon ñooñu dañoo amoon jafe-jafe ku leen financé moment boobu si la microfinance ñëw Sénégal microfinance nag liñ ci gën a ràññee ñun Sénégal ñi nga xam ne ñooy précurseurs yi crédit mutuel di Sénégal kenn mënu ko ci génnee te moom la ñu njëkk moom la ñu gën a xam ndax foo dem ci Sénégal fekk ko fa lu mu uteeg banque classique yi nag banque yi boo demee am fa compte yow client ngay doon parce que société privée la nga ñëw am sa compte am naa sama benn xarit da doon wax ne butigu xaalis la dañuy jaay xaalis maanaam noonu la ko mën a waxee mais mutuelle mooy microfinance comme crédit mutuel yow boo fa amee compte doo nekk client mais sociétaire ngay doon maanaam membre ngay doon da nga bokk ci ñi moom banque bi ndaxte da nga fay am compte yow ñu lebal la ma Samba lebal ma Demba lebal Faatu lebal Ayda lebal Paate ñooñu nag am fa compte am fa xaalis wala ñu leb fa fay li fay nekk ci alal ñooñu ñoo ko moom ñoo ko composé moo tax bokkul ni ñuy doxee parce que boo ñëwee tey ci microfinance yi ñi nga xam ne ñoo fa am compte sociétaires yi at bu jot dañ leen di dajale niñ toll ñu def li ñuy wax assemblée générale def bilan bi nga xam ne moom lañ am ci bénéfice ak li ñu lebal ak liñ ci récupérer ak li ci des lépp comme ni ko association yi di defee bu paree ñu fal conseil d'administration moo koy jiite conseil d'administration bi ci population bi lay génnee conseil de surveillance bi ci population bi lay génnee comité de crédit yi maanaam ñiy dajaloo lebal population bi ñooy lebalante seen biir alal bi ñi nga xam ne ñooy liggéeyee ci banque bi ñooñ ay employé lañ waaye moomuñu ci banque bi dara loolu mooy mutuelle jamono ji mutuelle yi ñëwee nag liñ ñu waxoon mooy comme ni ma ko waxee nii askan wi ñoo ko moom kon bu yokkee ñoom la yokkal
bu développé ñoom la développé Médina Sabakh biñ dëkk bi fa Crédit Mutuel di njëkk a ñëw ki ko yore woon vélo pédale lañ ko joxoon doon ko fay ñetti junne di dajale alalu askan wi ñuy ubbi ay compte di leb di fay ay intérêt noonu la demee ba Crédit Mutuel Sénégal mel ni nga xam ne ñëpp gis nañ ko tey exemple lañ ciy jël nag ragaluñ ko parce que si lañ bokk te alalu askan bi la leneen ñëw ci yokk ci mooy Crédit Mutuel du Sénégal nemmeeku nañ ne depuis ay at état du Sénégal dafa teg loxo ci administration bi ci gestion bi xamuñ nag lu tax donte ñun dañoo am droit à l'information état bi war nañu informer wa ilaa Crédit Mutuel ci boppam informer ñu parce que suñu alal la li taxoon mu jóg mooy dimbale néew di doole yi ñu jot ci financement yi fekk leen ci dëkk-dëkkaan yi di leen financer parce que mënuñu am ci financement banque classique yi buñ ko defee li nga xam ne mooy bénéfice itam bu demee ba bëri comme niñ nemmeeku léegi ñu jël ko def ko ci développement dëkk yi lii di ndox lii di lu mel ni courant lii di hôpital jàkk yeeg jumaa yi école yi fépp foo xam ne rek askan wi service public la askan wi soxla fa kéemtalaay lu Crédit Mutuel bi fa nekk mën war nañ ci jàpp kéemtalaay luñ mën loolu moo waraloon mutuelle yooyu ñëw ci Sénégal waaye dañ jàpp ne fi mu toll nii dañoo wàcc seen yoon ndaxte seen intérêt yi bu ñu la lebalee xaalis intérêt yi ñu ciy teg dafa jéggi dayoo daanaka ñoom banque classique yi benn lañ kiif te am na côté yoo xam ne sax banque classique yi ñoo leen fa ëpp yërmande bi mu ko defee am beneen génération de mutuelle de microfinance ñëw ronu leen di def li ñuy def ñoom ñu ràññee ci banque bu ñuy wax Coribank ñooñ nag li nga xam ne mooy seen mandarga maanaam seen spécificité mooy ñoom ñooy taal seeni oto dem ci dëkk yi ci quartier yi génnee xaalis lebal leen rawatina nag jigéen ñi lebal bu yomb parce que ñoom ñooy ñëw ba ci yow lebal la ko duñ la suivre duñ la évaluer li ngay liggéey 6 mois après ñu ñëwaat nga fay intérêt yi nga am épargne forcée boo xam ne da nga ko fay def su ko defee yow nga dem ba nga xamante ne dootoo mën a fay parce que 6 mois yu ne li nga waroon a fay day yokk ndaxte liñ la lebal liggéeyoo ko ni nga ko waroon a liggéeyee am nañ droit parce que législation Sénégal moo leen ko permettre muy microfinance yëpp waaye nag dafa méngoowul ak fi ñu toll ak développement bi nga xam ne moom la ñu bëgg a tàmbalee ci quartier difficile yi ak ci village reculé du Sénégal. léegi nag banque yooyu nga xam ne dañuy ñëw ci dëkk yi di leen financer di leen fayeeku ci anam yu ñàkk teggin yu ñàkk worma parce que bu ñuy fayeeku dañuy dajale jigéen ñëpp ci benn place di leen fayeeku ku amul loo fay doo ñemee ñëw te dañ lay jëli forcé nga ñëw toog boo ñu waxee ne tey dañuy waaj a ñëw ci dëkk ba fayeeku jigéen ñi dootuñu am jàmm faw ñu dem dugg uti ko leb ko ñëw suul bukki leb ngir fay bor buñ ko fayee ba noppi buñ demee 2 semaines après dañuy dellu si waat joxaat leen ñu jël loolu fay ko ñiñ lebaatoon te dañ koy yokk di ko yokk dañuy dem ba nekk dans une situation de surendettement jigéen yi ci foofu lañ toll actuellement surendettement mooy lan dañoo dem ba jël ay bor ba bor bi laxas leen ba dootuñu ko mën a fay kon saafara su jur jàngoro la mutuelle yooyu bi ñuy ñëw ci askan wi dimbale leen moo taxoon ñu ñëw waaye mujj na doon poson ci ñoom
loolu nag état du Sénégal war na ko xam jël ci ay solution ndum gën a gaawee balaa muy àgg ci catastrophe ndaxte bor li mu mën a def ci nit dafa jéggi dayoo te dafa doy waar te ay citoyen lañ yoo xam ne war nañ leen taxawu. loo gis nag dafay am solution parce que sénégalais dañoo ñeme lool di ŋàññ te duñu proposer dara ñu nag dañoo naal téere buñ tuddee dëggal yaakaar wax ci li nga xam ne moom lañ yaakaar ne mën na indi saafara ci jàngoro ji. benn dañuy ñaax gouvernement Sénégal ni président Abdoulaye Wade defoon am na at boo xam ne nawet bi baaxutoon te baykat yu bari dañ leboon ci banque bi surtout crédit mutuel ak crédit agricole lu ñu jëndee jiw ak engrais ak matériel agricole biñ demee ba nawet bi baaxut ñu xam ne baykat yooyu mënuñu fay te baykat yooyu foo dem ci Sénégal fekk leen fa lu mel noonu le président Abdoulaye Wade gisoon mu fay bor bi dajale banque yépp laaj leen banque yi ñaata la leen askan bi ameel jamono jooju Idrissa Seck moo fi nekkoon ñu laaj leen jamono banque yi ñaata la leen askanu baykat yi ameel ñu natt ko ba xam ne nii la toll gouvernement Sénégal fay yépp ba ñu jotoon a commencé rembourser dañ leen delloo woon li nga xam ne moom la ñu fayoon man mii amoon naa ci 200 000 boo xam ne crédit mutuel daf ma ko delloo woon ak sama morom mu daj Sénégal yépp am na ñoo xam ne ay millions lañ leen delloo woon lu mel noonu ñoo ngi ci tàllal loxo président Macky Sall ak gouvernement bi pour ñu jéem ko waat ndaxte liñ fayaloon baykat yi yaakaar naa ne lii moo ko gën a néew te musiba bii lii nara indi musiba indiwu ko woon ci boobu parce que suñuy jigéen ak suñuy yaay ak suñuy soxna wax dëgg yàlla sonn nañ ci lool te nag surendettement boobu kanam la jëm te nag mën na jur musiba bu ne te réew bu fekkee dafa am une frange importante de la population à savoir la gente féminine mooy jigéen ñi nga xam ne dëgg-dëgg ñoo ëpp Sénégal bu leen musiba bu mel noonu di yoot lii raam ci ñag bi la jëm balaa ñuy xaar ba mu ëpp loxo war nañ koo arrêté te dimbale leen ñu fay bor yooyu effacement des dettes gouvernement Sénégal war na ko mën mi ngi mel ni rek tey président Macky Sall ak président africain yi ak ñenn ci tubaab yi ñoo ngi plaider pour ñu def effacement de la dette africaine même chose la ni ñu bëggee ñu effacer dette africaine bi parce que mënatuñ ko fay lu mel noonu kese la suñu jigéen ñi di dund Sénégal te nit ñi xamuñu ko moo tax tey ñu indil leen ko eggee leen ko ngir Sénégal xam ne danger mi ngi ci àll bi ci lii di surendettement ci ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole ci Sénégal mooy jigéen ñi surendettement nag moom dafay tas réew beneen bi ñu ñëwaat ci proposition yi toujours mooy balaa état du Sénégal di def loolu lu mu war a njëkk a def mooy mu ne stop nañ taxaw bu ñu recensé banque yooyu yëpp ne leen taxaw leen kenn dootul fay ba ab diir ñu jël benn moment boo xam ne kenn dootul fay moment boobu lu tax ñu koy def mooy pause la boo xam ne day tax ñu évaluer danger bi xool problème bi fan la toll ak lan la xóotee ak yan mooy solution yi parce que benn laa indi ci solution yi mais état mën na indi yeneen bailleurs de fonds yi ak partenaires yi mën nañ indi yeneen solution également parce que nous n'avons pas le monopole des solutions buñ ko taxawalee ba noppi jigéen ñi mën a noyyiwaat souffler ñu may leen temps seen xel yi dal
état bi soog a liggéey nag lu mën a indi saafara jooju ci kaw solution yooyu am na boo xam ne projet Dëggal Yaakaar ñun indi woon nañ ko ci te dinañ ci ñëwaat léegi mooy dañoo wax ne Sénégal dëkk la boo xam ne loi am dafa imposer bépp sénégalais at bu jot dafa war a fay li ñuy wax impôt minimum fiscal IMF mu war a toll ci ñaar téeméer normalement 950 francs la loi bi waxoon bi ma koy xam mais dañ koy arrondir def ko 1000 francs moom la ñuy fay ñu koy wax l'impôt su ma waxee l'impôt moom suñu mbokk yi nekk ci àll bi dañuy xam lan laa bëgg a wax. l'impôt boobu nag ni Sénégal tëddee ak ni dëkk yi taxawee dafa am ñenn ñu koy fay ak ñenn ñu ko dul fay loolu dafay indi injustice sociale inégalité territoriale lu tax muy inégalité territoriale mooy dëkk yi féetee kaw gi mooy mairie yu bees yi te nekkoon ay communauté rurale ñoom ñoo koy fay mais mairie yu njëkk yépp ñu nekk ci ville yi mooy les capitales régionales les capitales départementales ak yenn ci capitale arrondissement yi nga xam ne yàgg nañ doon mairie avant la communalisation intégrale ñooñu kenn du ci fay l'impôt boobu mais boo ñëwee ci kaw gi boo dee couple bu am ñett doom di ngeen fay junne parce que bopp bu ne dina fay ñaar téeméer ñu koy wax carré foog naa waa àll bi xam nañ luy carré bu ne képp ku fay yeewoo di nga fay ñaar téeméer buñ ko dajalee am na commune yoo xam ne dañu am 30 millions ci impôt bi am na commune yoo xam ne dañu am 20 millions am na ñuy ëpp loolu ñun suñu commune Médina Sabakh day dem ba 19 millions te buñ ko liggéeyee normalement dafay dem ba àgg 30 millions parce que def nañ ci étude boo xam ne étude bu fiable la bu sérieuse léegi loolu commune boo xam ne dafay am budget à peu près 300 millions jëm 350 millions jëm kaw li laay war a sóoli war na mën a gedd benn 30 millions def ko pour corriger lii di injustice sociale corriger lii di inégalité territoriale parce que sénégalais bi nekk Ndakaaru ak bi nekk Kaolack moo ngi ñàkk a fay loo xam ne man maa ngi koy fay loolu nag pour corriger ko dañoo wax ñu def li nga xam ne ñun moom lañ tuddee ci projet Dëggal Yaakaar dispositif delloo sa impôt naam dañ koy encaisser niñ ko daan encaisser renforcer ko am pédagogie bu muy àndal ba askan wi gëm ne lii ñuy fayeeku ci ñoom lañ koy delloowaat buñ ko fayeekoo niñ ko war a fayeekoo dans les règles de l'art ba noppi ëlbatiku mairie bi def ko subvention créer ay kuréel yoo xam ne ay mutuelle lay doon yoo xam ne béykat yi ñoo ciy nekk ak sàmmkat yi chef de village yi imam yi kuréelu jigéen ñi ASC yi ak lépp luy organisation socio-professionnelle de base bu nekk ci commune bi ñu dajale leen ñu créer benn institution boo xamante ne dañuy jël xaalis boobu jox ko comme subvention mu koy gérer de manière démocratique mairie yi am ci droit de regard ci conseil d'administration yooyu ndax xaalis bi dem fi nga xam ne foofu lañ ko destiné impôt boobu nag ñu jëlaat ci askan bi delloo leen ko dañ leen koy financé waat ci ay projet dëkk bu ne liñ fa encaissé ci impôt lu toll noonu lañ lay delloowaat financé la ko bu at bi jeexee ñu remboursé ko buñ ko remboursé ba noppi fekkat li ñuy encaissé ren bu fekkee ne mataat na 30 millions day daal di mat 60 millions ainsi de suite day dem ba li nga xam ne mooy dëkk yi féete kaw dañuy am autonomie financière bu ëpp doole fuuf leen DER ak ay ANPEJ di financer parce que institution yooyu baax nañ naam
waaye liñ bëgg mënuñ ñu ko defal état am na leneen lu ko doy mbubb ak mbaxana ak dàll ba tax muy indi di financer waat ay kuréel te financement bi nga moomal sa bopp di ko financer sa bopp di ko fayekul sa bopp di ko dencal sa bopp bu demee ba mat yenn somme yi mu nekk un instrument de développement ñu mën li nga xam ne moom la crédit mutuel waroon na def te defu ko kuréel yooyu dinañ ko mën a def di financer ci ndox di financer ci ay lu bëri loo xam ne dafa nekk développement te mënatul ñàkk léegi ci dëkk yi. loolu nag bu mooyee li nga xam ne dafay corriger lii di inégalité territoriale wala injustice sociale mooy ñàkk yemoo gi nga xam ne sénégalais yi yemoo nañ ko ñii war a fay lii ñii waruñ ko fay te ñëpp doon ay sénégalais bokk benn réew ñu leen di wax ay nationaux ba mooyee loolu dinañu gën a dimbale suñu diine ndaxte dama ciy def taxaw seetlu attirer attention suñu sëriñ yi ak ñëpp ñi nga xam ne dëgg-dëgg ñoo ngi ñuy xettali li ñuy jàngal suñu diine sénégalais bi nga xam ne amul choix buy leb dafay dem ci banque yi leb bu lebee fukk dina fay fukk ak ñett wala lu nu mel bu lebee fanweer dina ci teg dara buy fay te ñëpp xam nañ ne loolu riba la te nag mënuñu ci dara parce que amuñu beneen pexe ki bëgg a tabax te amul ki bëgg a dawal oto te amul ki bëgg a bay tool te amul ki bëgg a ubbi magasin te amul kooku ki bëgg a yar jur élevage te amul mais faw mu dem ci banque yi lépp xaalis bu gisul foo xam ne nag bu fa lebee du lekk riba mais day mujj obligé amul choix mu dem lépp fi nga xam ne mooy banque yi fi nekkoon su ko defee ñëpp di boole di lekk riba te nag réew jullit lañ ne ak ay chrétien ñoom ñëpp seen diine nanguwut riba alal yooyu buñ ko dajalee institution yooyu buñ la ko lebalee parce que xaalis la boo xam ne yaa ko moom te dafay yokk at bu jot buñ fayee impôt day ñëw yokkaat ci liñ la lebal ren nga fay ko li ñëw ren yokk ci 30 millions 60 millions 90 millions du yàgg dara instrument yooyu dañ dem ba am ay milliards moo mën DER moo mën ANPEJ moo mën bépp initiative boo xam ne état du Sénégal dinañu ko indil te luñ la lebal ngay fay doo lekk riba loolu mooy finance islamique alal lu alal dafa uteeg lu araam lu alal mooy lu dagan lu araam nag mooy lu daganut te mënuñ cee mucc ndax amuñu beneen i pexe parce que médd sax ñu ne dagan na ci kaw nga ñàkk pexe kon daanaka dafa mel ni loolu médd la ci jullit yi su ko defee buñ la lebalee xaalis nga fay xaalis boobu finance islamique alal nag dafa am tuuti différence parce que bu fekkee ne tey ki koy liggéey dafa bëgg bénéfice yi mu ngi koy amee ci bu fekkee ne yow li ngay leb kër moo tax nga koy def dañ lay tabaxal kër ne la nangam la nga commencé fay su fekkee ne da nga bëgg ciment ak weñ ak béton ñu jëndal la ko nga commencé fay jaay la ko nangam nga commencé fay su fekkee da ngay def embauche di yar jur wala élevage dañ lay jëndal matériel jëndal la ay jur teg xaalis bi koy accompagner sa loxo
buñ ko évaluer lépp ne la nangam la nga tàmbalee fay waaye lépp luñ la jox loolu ngay fay doo ci teg benn dërëm kon dinañu dimbale askanu Sénégal ñi nga xam ne dañoo préféré dund seen diine niñ ko bëggee te loolu tax na mënuñu ko ndax faw dañuy lekk riba su boobaa dinañu mën a mucc ci riba dund seen diine comme ni nga xam ne noonu la ko seen borom santaane ndaxte nag ñun amuñu complexe delloowaat xel yi ci valeur religieuse yi delloowaat xel yi ci valeur traditionnelle yi delloowaat xel yi ci valeur culturelle yi ngir Sénégal moom boppam définitivement parce que faw nga delluwaat ci sa valeur ba noppi am sa autonomie financière bu fekkee ne bëgg nga indépendance te muy dëgg ci yow te nag liñ ci xamut tam mooy finance islamique alal bu kenn wax ne mënta ne ndaxte benn suñu borom moo ñu ko sant ñaar boo ñëwee Europe fi nga xam ne bokkuñu ak ñoom pas-pas man finance islamique alal France laa ko xamee fii ci France laa xamee lan mooy finance islamique alal parce que fii laa dugg nekk ci juma ñu ñëw fa di fa def sensibilisation wan ñu ne banque yu ni mel am na fii ci France surtout ci banlieue bi te sax gouvernement bi dañ koy encourager parce que xool nañ ko ba ci biir xam ne finance juste et honnête la buñ bëggee génn ci sous-développement parce que financiers yi en général ñoo téye monde bi en otage waxuma nag ñu généraliser ko Sénégal parce que capacité boobu sama xam-xam àggu ca ni ñuy généraliser finance islamique alal ci Sénégal waxuma loolu encore une fois nañ ma déglu ak xel te bañ ma déglu ak xol dama ne lenn ci finance bi surtout ci dëkk kaw yi nga xam ne ñun fa la ñu féetee nañu dimbale ba suñu choix bu fekkee ne dañoo bëgg am financement yu gën a yomb njëkk parce que amut intérêt banque yi intérêt bi dafa rëy dafa bëri dañuy rey askan bi à travers le monde ñëpp d'accord nañ ne c'est le monde de la finance qui a participé à augmenter la pauvreté dans le monde kon loolu solution la ci benn ci côté yi nga xam ne ñenn ñi fa nekkee mën nañ koo am waaye nag nekkul loo xam ne sax man préconiser naa nañ ko généraliser ci Sénégal yépp parce que loolu naa ko bàyyi techniciens yi nga xam ne ak ñoom ñoo xam ak pouvoir public yi ñoom ñoo xam loolu naka lañ koy defee waaye au niveau du monde rural war nañu mën a dimbale ba ñu am finance bu yomb gi kese sax bu dul diine gi sax yomb gi sax jar na ñu initier ko ñu essayer ko il faut qu'on ose véritablement l'innovation. fi may daanelee nag mooy di ñëwaat rek ci ñaaxaat état du Sénégal di ko tàllal loxo ci turu jigéen ñi surtout yi féetee ci dëkk kaw yi ñu indil leen solution ci situation de surendettement bi nga xam ne ñoo ngi koy dund surendettement nag lu métti la lépp bor boo xam ne mënatoo ko fay te at bu jot mu yokk ngay def sulli bukki loolu war nañ ko ala kulli ala indil solution parce que ay sénégalais lañ yoo xam ne ñi ngi dans le désarroi total faw état bi dégluñu dem nemmeeku problème bi xool situation bi lan la te jëm leen dimbale ci ay pexe yoo xam ne bu dul pexe yi ñu waxti moo indi yeneen pexe yoo xam ne rek dina dimbale jigéen ñooñ parce que li ñuy dund métti na lool te ay citoyens sénégalais lañ bokk nañ ci ñi Sénégal yaakaar pour indi développement te nag loolu bokk na ci li nga xam ne mooy yokk mbëkk mii ñuy wax ak lii ñu tuddee exode rural ñëpp jógee ci àll bi dem ci dëkk taax yi buñ fa yàggee dugg ci gaal yi dem bitim réew te duñ fa jëlee dara lu dul humiliation loolu ñu dakkal ko ndaxte ñi leen di dugal ci gaal yi
jigéen ñi dem ba amatuñu pexe ñu jël liñ am ak néew jox ko seen doom ne ko ngir yàlla demal te bu la yàlla dimbalee nga ñëw génne ma ci guuta gi nga xam ne moom laa nekk. kon problème boobu pour régler ko faw lépp loo xam ne indi woon nañ ko mu doon saafara te mujj jur jàngoro ñu natt ko évaluer ko te indi ci ay pexe gën nu mu gën a gaawee. ñoo ngi leen di tàggu fii di leen jéggalu ci chronique bu gudd bi di leen jaajëfal ci seen teewlu di leen jox dig daje fii ak 15 jours incha allah ci beneen chronique jusqu'au bout de mon engagement seen mbokk la seen doom seen xarit Cheikh Sadibou Ba alias Dibbeuz leader du mouvement Sàmm Sa Moomeel.